fanweeri simili toftalu ci juróom-ñaari waxtu bisimila ci xabaar yi. bokk na ci ponk yi kuréel gi ëmb commerçant yi rawatina industriel du Sénégal dakkal nañ seenu grève ñetti fan bi ñu soobu woon gannaaw bi ñu gisee jëwriñ ji ñu dénk lépp lu soxal njënd ak njaay. ACIS ne bokk na ci li gën a tax ñu dellu ginnaaw dalloo Massalikul Jinaan gi ñu dëgmal rawatina ubbiteeb l'école gi nga xam ne ay bés yu néew moo ci des. ubbiteeb l'école googee ubbi tey jàng tey la ñuy wax waaye loolee ndax dina antu ci banlieue bu Ndakaaru li ko waral moo ne nag foofee daara ya boo xoolee téeméer boo jël ñaar fukk yi daanaka ñu nga ca biir ndox yi jamono ji ba ubbi tey jàng tey boo moyul dina indi gàllankoor ca gox yooye. fukk ak juróom-ñaari at ci tey gannaaw bi bateau la Joola sooxe jirim yi nag yi nga xamante ne ñoom la fi way dawlu yi bàyyi ñu duppee leen ay pupilles de la nation ba léegi lu jëm ci seen yorin day ànd ak ay jafe-jafe donte nag jëmmal nañ ci atum 2012 ab kuréel gu koy saytu waaye yenn saa yi yorin gi day tàggatémbe. ci wàllu tàggat yaram équipe nationale bu handball ci jigéen yi ñoom nag tey jot nañ raaya réew mi équipe boobee nag nar a soobu ci tournoi qualificatif bi nga xamante ne nag moom la ñu dëgmal mu soxal Jeux olympiques Tokyo 2020 Afrique benn place la ci nar a am ñuy fàttali ne jongante yi ëllëg lay tàmbali ci Dakar Arena ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi ne skis ñu xuus génn. asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñi seetaan daleen ak jàmm ci ëttu xibaar yi. ACIS mujj na nag dakkal ñetti fanu grève yi nga xamante ne ci la soobu woon gannaaw bi mu gisee ak jëwriñ ji ñu dénk lépp lu soxal njënd ak njaay ci biir réew mi. ACIS ne nag ñoom li tax ñu gën a dellu ginnaaw bokk na ci dalloo Massalikul Jinaan bi ñu dëgmal naka noonu itam ouverture des classes yi ñu xamle ne nag engagement yi nga xamante ne ministre du commerce jël na ko bu fekkee ne nag respecté wu ko dàquñu benn yoon. soobu waat ci seenub grève tey jii lañ doon amal conférence de presse ñu teewlu ci Fatima Touré. décision bi leer na te ñoom ñëpp ko bokk moo di association bi nga xam ni moo ëmb commerçant yi ak industriel yu Sénégal ñoom nag namm nañoo dakkal grève bi ñu nekkee woon fan yi yëpp loolu nag li ko wund mooy dañoo dem gisanteek ministre commerce daati rek waxtaan ak moom ci waxtaan boobee sax ñu gis ni benn pàcc ci seen revendication daat nañ koy régler. waxtaan woo xam ne la doonoon càkk yéen a ja mooy solution di saafara man faa juddoo bañ seqee waxtaanoo ba génnit gis nañ ne la ëppoon ci jafe-jafe ya te concerné ko mën nañoo wax ne am nañ yaakaar ne danañ ci am ay saafara ñu ne kon kat jaadu na ñu ajandi li nga xam ne mooy mot d'ordre de grève bi ba jëmmi jamono. waaye nag décision bi nga xam ne jëloon nañ ko daal di bàyyi conteneur yi fële ci port bu autonome bu Ndakaaru ñoom nag namu ñu teggi seen tànk benn yoon. loolu day yem rek ci place yi ñu tëjoon ak ñàkk gi ñàkkoon a lal taabal yi wala ñi nga xam dañu ambulant ñàkk gi ñàkkoon a gàddu seen i bagage dem jaayi ko waaye li soxal conteneur yi nga xam dañ ko bàyyi woon ci port bi te waxtaan yi ñi ngi koy wéyal. dañ koy maintenir. ACIS ne noppi nañu ngir daati waxtaan waaye nag bu fekkee ni engagement yi nga xam ne rek ministre commerce jël nañ ko kenn respecté wu ko ñoom nag dinañ dàbbali buum ca mboy mboy ba. bu fekkee engagement yi nga xam ne jël nañ ko ngir jëm ci ubbi waxtaan ngir saafara yu sax dakk bu fekkee ne loolu amut wala beneen dogal jóg boo xam ne càmbar nañ ko gis ne am na lu mën a gàllankoor ci li nga xam ne mooy suñu liggéey du am lenn lu ñuy xaar. ngir delloo buum ca boy boy ba. dalal bi nga xam ne dinañ ko dalal li nga xam ne moo di juma Massalikul Jinaan ak ubbite l'école bi doon na ñaari événement yi nga xam ni dafa am solo tax na nag ACIS rek xoolaat taxawaayam waaye nag ñu xamal ni rek seen combat dina wëy ba rek lépp li nga xam ne ay revendication la ñu daaj koy saafara. gannaaw grève u ACIS boobee nag ab laaj dafa samp mu soxal ñaari UNACOIS yi nga xam ne ñoo doon taxawu commerçant yi ndax ñaari kuréel yooyee seen doole nekkul di naax saay ñu ne nag déedéet ndaxte grève u ACIS bi ñoom ci seen gis-gis jàpp nañ ne Dakar ak benn boutique ca Touba rek ñoom ñoo ko topp ñu xam le ne ACIS nag kuréel gu ndaw la guy doog a door te amul expérience kon tuuti na ngir naax saayal seen doole Pafara Ñing. commerçant yu Ndakaaru ak Touba ni ñu toppee grève bi nga xam ne association des commerçants industriels du Sénégal ñoom ñoo ko amal bu dee sax ñii di UNACOIS jàppoo wala yeesal ñoom doon koo boycotté li nu mel nag tax ñuy laaj ñoom seen doole fan la toll waaye ñaari mbootaay yooyu nee nañ dara xewut. UNACOIS tey la gën a yaatu tey la gën a populaire tey la ëpp mbooloo ndax tey la gën a efficace tey la ëpp expérience tey la ëpp xam-xamu
mën a téye yittey commerçant yi mën leen a taxawu. te ñun ñi ngi fi ñu nekkoon di liggéeyal commerçant yi di liggéeyal opérateur économique yi di liggéeyal secteur privé te saa suñ xëyee ñi ngi ci duñ ko def te gannaaw ku ci ñëw bu ñu amee sa soxla danañ ci def lañ man suñ ko mënul danañ wax ne mënuñu ko waaye du xale yi ñoo mën a menacé. Unocois jàppoo ak Yeesal jàpp ne mbir mi échec la ndax bés bu ne rek commerçant yi di génn ci ñoom. menacé wuñ ñu ñoom d'abord nañ fexe ba ami récépissé nañ fexe ba am légalité doon nañ ñu menace suñ defee fanweeri at bis bu ñu demee ba def fanweeri at yi ñu ko def boobaa danañ xam ndax ñu ngi menacé wuy ou non. grève nag boo xam ne Ndakaaru la xew fii ci Sandaga benn marché ak benn marché ca Touba dana jafe ñu wax ne grève bu réussir la. parce que boo koy xool réew mi am na plus de 550 communes 557 communes commune bu nekk am na 2 ba ñetti marché. waaye lu mu ci mën a doon rek xaajaloo bi am seen diggante tax na ñii di ACIS daal di teg ay jéego. xaajaloo moom en général dafay wàññi doole waaye bi nga xam ne ñun moo ñu dal jig nañu parce que dafa permettre UNACOIS mu assainir ay rangs. mën nañu wax ne UNACOIS dafa néew doole parce que xaajali ko na am na UNACOIS am na UNACOIS jàppoo waaye teewul na ku nekk doxal sa yoon te ñun ñi ngi fi ñu nekkoon di liggéeyal commerçant yi. bu dee sax waa ACIS seen grève bi am nañ ci réussite ci yenn ciy bërëb UNACOIS jàppoo wala Yeesal ñoom daal li nu mel nee na yëngalu leen ndax mbootaay bi amul expérience bu bëri. dossier bés bi wàllu njàng mi lañ ko jagleel ndax ubbi tey jàng tey dina mën a antu ci banlieue bu Ndakaaru loolee boo moyul dina indi ay jafe-jafe ndaxte daara nguur gi daanaka téeméer boo jël fukk yi ñu ngi ci biir ndox mi jamono ji loolee tax nag ab ndaje bu mag ñu dëgmal ko ci ëllëg ngir xool ana naka lañ la ñuy def ba jëlee ndox moome ci biir daara yi Salif Sow. collège Capek bu Zac Mbao bokk na ci ñeent fukk ak juróom-ñeenti école yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci banlieue bu Ndakaaru te ndoxu taw yi nekk fa falu fa buur fii njàkkare dëgg moom moo dal ci kaw direction bi lee ñoom ci juróom-ñaari téeméeri place yi nga xamante ni ñoo nekk ci école bi ne ñu ñëw bind su matuñu sax téeméer jamono ji parents d'élèves yi ñoom ñooy yéexantu ndaxte parents d'élèves yi lee seen i doom ne ñu di leen dugal ci ay écoles yoo xamante ni xale yi dañuy xuus. CM la boo xam ne déjà dafa ndaw. et puis parents yi seen xel dalul si ñu ñëw gis seen ay doom war a jàng si CM bu mel nii parce que dafay tooy et tout saal yi dafay tàng et tout xam nga humidité ak tooyaay bi ak tàngoor bi boo ko boolee moom xale yu bëri ak yenn feebar yu ñu ñëwaale dafay xaw a compliqué si ñoom quand même. situation bi école bu nekk ak nam fa mel maanaam taay yi bu dee classe yi wala fépp la ndox ma nekk ci yenn école yi lee comme école primaire bi ëtt bi di cour bi foofa la ndox mi taaju ne du fa jóg. ndox baa ngi fi te tant que ndox baa ngi fi xale yi suñu ñëwee dëgg la dinañu mën a dugg ci classe yi jàng mais comme xale ak ndox moom suñu xasee ba génn récréation sama problème moom mooy nan la ñuy def pendant les récréations pour empêcher ces enfants là ñu dugg ci biir ndox bi. bon man maa ngi fi depuis daaw mais je sais que les at yi jiitu même situation bi la woon moom. de soxlawu ma suuf li ma bëgg moom mooy ñëw drainer am système de drainage boo xamante ni ndox bi su ñëwee day dem directement ci canal bi. lii moo waral taataay yi ci école yi lee ba tax yenn ñi sax ne ñu seeni école da leen war a jéem a tuxal. bu ñu sañoon moom quand même ñu am yeneen locaux parce que fii ni nga ko gisee 6 salles la 6 salles pour 13 classes bon day compliqué même personnel bi parfois bu ñu génnee dañuy obligé entassé wu si benn salle boo xam ne mooy surveillance bi et tout. inspection académie bu Pikine Guédiawaye junni la ak ñaari téeméeri école publique yi fa nekk di nga xamante ni gouvernement bi moom moo ko yore mën nañu daanaka juróom benn téeméer. inspection d'académie yi nga xamante ni ñoo nekkee ci département bu Dakar ak bu Rufisque tamit di Tëngéej ñoom it muccuñu ci ndoxu taw yi lay. biñ toll nii ouverture yi dafa proche te et puis tamit insécurité bi daf fi am parce que booy ndawaan yi ngay gis ni yëpp si biir fii la ñuy nekk di tëb di dugg si biir ndox yi di sangu ak yëpp te école bi instant bi ñu toll nii li fi nekk ci yoo kenn mënul xam ni mu demee instant bi ñu toll nii da ngay dénoncer ba sonn situation bi wax pour ñu ñëw sax intervenir dafay nekk problème. même si maire yi sax nga war ko wax mu ñëw pour jàppale la si école bi mu ne la yoruma xaalis amu fi loolu noonu dañu sonal loolu moo ñu sonal acte 3 bi moo ñu sonal ngir yàlla Macky Sall dañ la koy ñaan te yàlla tax Tëngéej li nga fi am amoo ko fenn dañu bëgg nga gëstuwaat Tëngéej amuñu dara amuñu ko dara. waaw école yu bari daal surtout bi ñu gis nii ak école Fass bon Darou Rahman Chérif 1 Chérif 2 donc la plupart daal des écoles sont inondées. le plan Orsec bi moom vraiment sentir guñu ko daal.
ubbi tey jàng tey ngir mu mën a nekk gouvernement bi am na ayu bés ngir nekkal ko maanaam ngàcc ndox yi pompe école yi bale leen ba mu set ba xamante ne xale yi bu ñu ñëwee sol seen yére yu bees jàng si du tilim te njàngin bi dina mën a mucc ayib looloo waral bu gouverneur bu Dakar woote ne li ñuy wax CRD maanaam ñoom ñëpp waa Ndakaaru ñëw daje waxtaanee li nga xamante ni moom mooy wàllum école bi la alxames gi lañ koy amal école bi nee ñu ñetti fan ci weeru octobre la war a tijji. ku ne ubbi teb l'école nag xel dem ca jumtukaay yi ndongo yi di soxla waajur yi war ko jëndi tey ji nag ba ñu doxantoo ca ña koy jaay daanaka waajur yañ fa fekk bëriwuñu ñu néew ña ñu jot a dajeel li ñuy naqarlu moom mooy njëg yi nee nañ lépp cher Ousmane Diallo. waxaale bu métti ci diggante parents d'élèves bi ñëw jënd ci ay livres ak commerçant bile ay fan des ci ubbite école bi waaye ñoom jàpp nañ ne prix yi dafa cher wuuteeg at mi weesu. pour moom ma dikkee 39 000 donc 39 000 pour une dizaine de livres parce que livres yi dañ lay wax bi gën a yomb bu ma jënd 1000 francs la donc mooy les livres au programme yu ndaw yi sinon beneen bi tous les autres day coûter 2000 3500 4500 waaw dafa cher du parce que je pense que du pour ñëpp surtout yu bees yi en tout cas du pour ñëpp donc parent boo xam ne da nga ci am ay élèves yu bari dina jafe trop nga mën a jënd livre yu bees. je dirais que ne dafa xaw a cher un peu waaw dafa xaw a cher un peu nag moom Dakar moom pratiquement dara yombatu fi waaw année scolaire bi xaw ma lan moo qu'est-ce qui se passe mais prix yi daal xaw na am différence. commerçant yi ne ñoom client yi dañ leen di wàññi fu mu toll nii. waaw ni commencé ñëw ndànk-ndànk rek comme ki nga gis nii maa ngi koy essentiel dafa indi 4e bëgg 3e ay C2 bëgg CPS bëgg C1 C2 bëgg CM1 loolu mu ngi commencé ndànk-ndànk daal waaye fekk ubbi wuñ ba pare daal bagage yi duñ ñëwagum léegi daal par ñi nga xam ne xaw nañu am man seen bopp ñooy ñëw léegi. waaye léegi wax dëgg yàlla nag ñi ngi am ay benn client mais pas tellement que ni ñu ko daan amee nag ñu ngi ñëw nag benn comme c'est parent d'élève bi nga gis nii léegi jaay naa ko. bu ñu sukkandikoo ci commerçant bi nag li ko waral mooy seen grève bi ak taxe yu ñu yokk ba tax na ngir gis marchandise bi sax dafay jafe. mais en général 3 jours la nga ni maa ngi jaabanti dem ñëw mais mënuma fekke ba am ay sac parce que fu ma dem gars yi dañu ne dañuy def grève quoi te loolu tamit nekkul à solution parce que man tamit su ma sañoon tamit gars yi waxtaan quoi waa douane bi comme que luñ ci wax noonu ñu déglu tamit commerçant yi tamit nañ déglu aussi douane bi lu tax. grève bi mën naa andi ay gàllankoor laata lépp di jaaraat yoon waaye waajur yi itam dinañu yittewoo ay koppar rawatina jot ngir matal jumtukaay yu xale yi soxla yépp. fukki at ak ñaar gannaaw bi bateau le Joola suuxee ñi nga xam ne nag ñooy way dawlu yi jirim ya ñu fi bàyyi ñu duppee leen ay pupilles de la nation ñoom lu jëm ci seen yorin ba léegi dafay am ay jafe-jafe te moo ne day jëmaloon nañ ab kuréel gu leen di saytu ci atum 2012 wante yenn saa yi rëq-rëq yi du ci ñàkk ci loolu nag directeur gañ ko dénk di dalal xel yi ne lu jëm ci yorin bi dinañu ko wéyal moo xam sax xale yi bu ñu weesoo ay mukallaf Maguette Gaye ñu toll tey ci juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaari njirim yu ñu duppee pupille de la nation gannaaw suuxu bateau le Joola gannaaw fukki at ak juróom-ñaar seen góom bi wérul ba tey teg ci prise en charge bi des naa sedd seeni xol. lu ñu ci gis mooy lu ñu def ak lu ñu naroon def dafa xaw a ute ndax majorité wu orphelin yooyu bénéficié wu ñu prise en charge office te loolu mi ngi doon loo xam ne méttitlu nañ ko torop am na gaa loo xam ne def nañ ko mais loolu as tuut la lu ndaw la ci loo xam ne lañ waroon def tey jii te loolu métti nañu trop. office national bi yor yooyu les pupilles ne pare na laxasaayu ngir yembal seeni conditions de prise en charge directeur boobu le office di dalal seeni xel naam 2020 dana fekk ñoom ñëpp nekk ay muskallaf waaye du tax ñu bàyyi leen ak seen bopp. premier décret bi 2010 la génn buy conférer statut pupille de la nation ba mu génn aussi fekk na ñoo xam ni ëppal nañ 18 ans. soo ëppalee 18 ans moom loi bi li mu wax mooy 18 ans la prise nga mën a am soo yeggee 18 ans au-delà de 18 ans mënoo am décret bu lay conférer statut pupille de la nation. ñoom sur le plan allocataire peut-être dootuñu mën a def dara pour ñoom mais nag sur le plan du suivi pédagogique suivi sanitaire suivi social ci yeneen points yi
loolu aussi dinañ leen ci mën a accompagner. waajuru ña des sa bato ba tey pare guñu sa xeex ba ñu sumboon tey ñu tegaat ci table bi ay ponk yu bari renfoulement bato bi justice am ci mbir mi bokk na ci li ñuy joytu ba tey. mbirum justice mbirum yoon tey jii doon na loo xam ne métti nañu torop ndax Sénégal fii ba tey yoon deful liggéeyam mënul am nga ne loolu ndogalu yàlla la rek mu jeex dafa yomb trop bu ci des mooy génneewaat bato bi ci géej bi. nu tax loolu parce que am na ñu bëri ñoo xam ne tey jii ñu ci ëpp seeni mbokk suuluñ leen donc doon na lu diis ci ñun parce que ci suñu aada du suñu cosaan. boobu ba léegi mu nekk ca biir ndox ma Joola yóbbaale na ak moom lu tolloog 2 junni nit ñu bàyyi seeni ginnaaw ay njaboot yu fàtteegul lu ni mel ndax jiixi jaaxa yu bare yi wër mbir mi. ca Ziguinchor ay samba boy yu yoroon ay fetal ak i ngànnaay ñoom ñoo dugg nag ca quartier Lindiane daal di fay song ab boutique loolee mu nga xew bii ci 2 heures du matin foofee nag ci song googu am na si kenn koo xam ne jëlee na si ay gaañu ndax balu fetal lañ ko dóor naka noonu itam lu toll si 300 junni ci ay koppar samba boy yi daal di koy rawale ñu teewlu ci Saxawlu Diallo bokk na ci kenn ku fekkee song googu micro Boubacar Diassi. Hier, on avait suivi des cambrioleurs ici, dans les environs de 2h30 minutes. Ils sont venus avec des uniformes et des armes, et des balles réelles. Ils ont tiré trois coups. Ils ont pénétré la boutique et ils ont pris une somme importante et des cartes de crédit. Oui, ce qui s'est passé ici. Bon, on parlait de Wolof pur. Ils sont habillés des uniformes armés. Ils sont au nombre de 3. Bon, ils ont pris une somme importante. Oui, parce que les habitants du quartier et les habitants du maison même sont entendus les coups. Ça fait des années et des années. ñuy jéggalu ci élément boobee xam naa du ñàkk dinañ ci dellu si suñuy xibaar ci wàllu nasaraan ña dëkkee Tiwaawoon Pël ak kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb ñañ fa daaneeloon seen i kër nee nañ nag duñu dellu ginnaaw ci xeex bi gannaaw seen doxu ñaxtu bi ñu amaloon ay bés bële ñu génn dañoo song ji nag mairie bi yoon di sàkku ñu delloo leen seen i terrain rawatina seen i ndàmpaay ñu jox leen ko ñu teewlu Omar Diallo moom moo yoroon seen kàddu laaj ak tontu dox si digganteem ak Ousseynou Thiam. dañu nekk ci état de droit comme dañu nekk ci état de droit nag te ñun ñëpp ay sénégalais lañu nan ñu boole au même pied d'égalité président de la république li ñu lay wax mooy parce que ñun yow la ñu am lu ñuy waxal yow la ñu loué palais boobu nga nekk ci ëllëg dinañ la fa génne dugal fa sa morom incha allah li ñu lay wax mooy la nga xam ne yaa ñu ko waxoon. yow yaa ñu woo ba ñu ñëw nga jox gouverneur këyit nga ne jox nga ñu 20 hectares ci biir terrain bi 20 hectares yooyu la ñu bëgg ñu delloowaat ko askan bi ko doon liggéey continuer di ko liggéey bu ñu paree ku nekk ñu jox la sa benn parcelle bi nga fa am nga tabax ko jàmm na ñooy loolu rek la ñuy sàkku leen waaye du leneen lii am tey nag benn plan d'action la ci li nga xam ne tëral nañ ko muy semaine prochaine muy semaine biir ñëwaat muy ainsi de suite chaque jour tant que réglé wuñu problème collectif des victimes yi tant que réglé wuñu problème bii nañu xaar le pire bu ñu yaakaar ne intimidation mooy tax nit ñi dellu ginnaaw bu ñu yaakaar ne jàpp nit ñi tëj ci kaso bi mooy tax nit ñi dellu ginnaaw tey bu ñu jàppee Omar tëj ci kaso bi am na yi raw ay Omar am na ay pire Omar yu nekk ci ginnaaw kon yaakaar naa lii nga xam ne moom mooy la meilleure solution mooy président de la république résolution yi mu jëloon na ko respecté. Juma Masalikul Jinaan ñaari fan moo des ci daloo gi wante tey ji nag boo fa demee liggéeykat ya rawatina taalibe ya daanaka ñëpp ngi ci waar wa moo xam nag wàllu ñi toppatoo gan ñi la wala sax lu jëm si wàllu wér-gu-yaramu askan wi ñi koy saytu boo demee foofee daanaka lépp yemb na Modou Fall. lépp war a pare laata inauguration bi liggéeykat yi ku ci nekk sa poste di def réglage bu mujj peinture bi fii tegum karo yi fële. waaw ñu ngi si waatuwaay de ñu ngi si li si des moom bëreetul moom. waaw ñu ngi sant bu wér ndax kii bi daal liggéey bi daal sant nañ wér daal. fii de dara woyofaluñ ko wàllu wér gu yaram moom def fi fes lool. inauguration Masalikul Jinaan dafa war a nag marqué li nga xam ne moo di taarixu réew mi loolu tax lii di service d'accueil bi ñu jël lépp au sérieux. recensé nañ fii ba institut islamique ba centre ba Senghor kër yi ñu wër yëpp am na kër yoo xam ne ko joxe addiya loolu lépp liggéey Serigne Touba la liggéey bi ëpp ci liggéey nag mooy liggéey Serigne Touba. adduna bépp da nga fi ñëw bu dee loolu nag dañ naa commission bii ma yor day commission boo xam ne bu am importance la ci mbir. ñëwu Serigne Mamour Mbacké mi firndeel li ni mel. moo ñëwoon fii tey di toppatoo dalub njabootu sëñ Massamba Mbacké gépp fu ñu war dal ci ubbite jumaa bi moo tax mu ñëwoon fii di ma seet si
moo tax ñu daje fii tey ànd ak Yatma Gueye mi nga xam te moo yore hébergement. Ndakaaru nekk nag bërëb boo xamante ni moom la communauté mouride bi di daje ajjuma ji inauguration bu mucc ayib lay doon daanaka dana bëri surprise di kàddu yenn ciy jëwriñ yi ñu dajal. inauguration gi ajjuma dong lañ ko jàpp Masalikul Jinaan nag doon ab bërëb boo xamante ne mën na jël fukki junni ci ay place fukki junni yooyee nag ñetti junni ñu jagleel ko kon soxna yi loolee bokk na ci luñ ci jublu gën leen ñaax ngir ñuy ñëw di julli ci juma jooju ñu teewlu si nag docteur Cheikh Gueye doon ab historien Maguette Soiré Diallo moom moo taataan ay kàddoom. bu dee 10 000 la ñu am ci place ci biir juma ji 3000 yëpp jigéen ñi lañ ko dencal maanaam muy lu jëm ca ginnaaw jumaa ji ak el yi mu doon loo xamee ni lu takku la muy pour man invitation maanaam woo bu ñu woo jigéen ñi pour ñu ñëw moomale seen bopp jumaa ji tàmm julli si jumaa ndax ñun Sénégal suñu cosaan bokk ci jigéen ñi ñëw di muuru di ñëw julli si jumaa te pourtant lu waram lu mën a lu ñu santaane la ndax ni mu waree góor noonu la waree jigéen donc loolu mënees na ko cee jàngal. jamono ji bëri na ay kilifa yuy dem di ko ziyaari moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides nekk jamono ji ca kër Serigne Touba ba nekk ca Colobane bokk na ci kenn ku ko ziyaari nag mu di leaderu parti réew mi di Idrissa Seck moom Idrissa Seck ba mu fa yeggee rafetlu na bu baax a baax taaraayu juma Masalikul Jinaan Mame Biram Diouf. kër Serigne Touba ne fii ci Colobane kër gi nag mbooloo mu bari di fi ñëw ba ci ni teew ci bunt bi ñuy amal kon ab pèlerinage waaye it di ziar xalif général des Mourides njiitu parti réew mi teew fi moom it amal ziaram waxtaan ak Serigne Mountakha Bassirou Mbacké delsi ci solo ak màggaayu juma ji di Masalikul Jinaan borom bis bi lu ëpp téeméeri at wax na ni lil Muntaxa wajjahtu fii Ndakaaru donc ci darajay Muhammad alayhi salaatu wa salaam al Muntaxa maa ngi nii jëm Ndakaaru ngir suñu borom faagaagal pexey noonu donc bu ñu demee ba tey jumaa ju toll nii ñu koy méngaleeg jumaay yonent bi ca Médine Serigne Muntaxa nekk Serigne Touba ñëw di ko inauguré loolu day firndeel ne rek ki jara jaamu mooy suñu borom ki jara liggéeyal mooy Muhammad alayhi salaatu wa salaam ci tànk yooyu la ñu Serigne Touba teg. yeneen homme politique waaye tey taalibe teew ci bërëb bu tedd bi ñëw kon amal seen ziar. kon bu toogee ñëw Dakaaru gi ci waajal maanaam ubbiteeg juma Masalikul Jinaan Sénégal yëpp di xaar loolu muy ndamul islam di ndaw Sëñ Touba rafet na en tant que taalibe ma bàyyi lépp lu ma doon def ngir ñëw ziyaare ko ñëw barkeelu ci bis bi indi sama doole lu mu néew néew ngir ñu jàpp ko boole ko ci li nga xam ne mooy liggéeyu Sëñ Touba bi bis bi nag rëy na rëy boo xam ne ndam la ci Sëñ Touba ndam la ci yoonu murit ndam la ci lislaam ndax tubaab bi fii la jaarale woon ku tedd gi yaakaar ne bu ko génnee réew mi dina am lu mu wàññi ci moom mu liggéeyal yàlla ba yàlla jox ko gratu li ñuy wax xaadimu rasul maanaam ki nga xam ne mooy jaamu yonent bi ñëpp jaamu yàlla lañ waaye Sëñ Tuubaa moo féete woon ne man tey may tàggkat yonent bi. njàngum alxuraan waaye it di amal ay xasaayit lépp rek ci ay bis yu mag yoo xam ñu koy amal di jëm ci inauguration juma Masalikul Jinaan. xibaaru tàggat yaram ak handball équipe nationale bu Sénégal ci jigéen yi jot nañ raaya réew mi ngir nag soobu ci tournoi qualificatif Jeux olympiques Tokyo 2020 Afrique nag benn place dong la ñu ko jagleel Sénégal Cameroun Congo ak Angola ñoom ñoo ci naral laale tournoi boobee nag ëllëg lañ koy tàmbali nar ko wéyal ba le 29 septembre ci programme mu suba bi bu ñeenti waxtu si ngoon jotee Angola dina laale ak RD Congo bu juróom-benn waxtu jotee si ngoon si Sénégal ci lay laale ak Cameroun mbokk yi. fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru marax yi delloo lengey sama naataango soxna Aram Touré. jërëjëf Ibou Kane ñu dellu soir rek ak suñu